daañu teg juróom benn weer du ñu gisee waaye weer wu nekk rek ma ñëw signé jël loolu moo gën a ci àdduna kon professeur Iba Der Thiam ñun feneen lañ ko teg kon dañ koy ñaanal yàlla te itam moom du fonk ku fonkul woon ku mu fonk rek waajal kon maa ngi leen di ndokkale ci loolu di am mbégte ci kilifa yu baax yi ma fekk fii d'abord commencé ko ci monsieur Diop di tabarakallah ndax dañ arab yi al irqu dassaas doomu aadama li gën a bare jaar-jaar ak fa mu bokk dégg nga daf koy xaw a wane tuuti ak Ibrahima Ndaw xanaa sant bi ma jaaxal nawet gi moom ma jaaxal yaa ngi dégg dégg nga tabarakallah ak monsieur Mbaw tabarakallah ak suñu sëriñ maam yu baax bi xaji la bi la jox dégg nga ak ñi fi teew ñëpp ak fay mi nga xam ne tabarakallahu dafay yéeme dégg nga sell maanu mat li mu nekk loolu kon ñu ngi gërëm ñëpp di ziar ñu ñëw fi tey nag tabarakallahu bi ma ñëw nag ci ma àndal Ahmed Loum Samb la borom xam-xam la jarbaat la Sëñ Abbas ma nga jàng ay Soudan ak yooyu journalisme la def ci wàllu langue arabe xam lu bari tam dégg ci Sëñ Abbas kii ñu koy wax Ousmane Dieye moom it tabarakallah jàngee ca institut islamique bu Louga ba am baccalauréat am fa ay mention yu kawe naa yu yóbbu ko Arabie Saoudi mu jàng fa ba am licence am maîtrise am tabarakallahu dellu si waat Sénégal dégg nga présenté waat benn lettre boo xam ni la vie et l'œuvre de Sëñ Abbas ci la ko def kooku mooy Ousmane Dieye bii ni ngeen ko bëggee rek incha allah daañu ko defee noonu bu ñu li ñuy exposé bu ñu koy exposé ba pare luñ ci lu ngeen ci mën tënk ngeen tënk leneen lu ngeen ci soxla dégg nga mën nañ ko jël tabarakallahu dem defari ko dégg nga ñu ngeen ko waxee léegi da fekk ci seen loxo moo xam ci wolof yi la moo xam ci poésie bi nga xam ni naar yëpp seede nañu façon bii dégg nga Sëñ Abbas moo ko créé moo ko njëkk a def yooyu yëpp incha allah li ngeen ci soxla rek incha allahu daañu leen ko jéem a dégg nga jox di kontaan bu baax ci commission bi te itam nii rek la man damay wax ni sax bu ngeen demoon ba seen commission bi pare jaroon na ngeen def benn conférence bu mag a mag a mag a mag dégg nga ak fu ngeen ko mën defee ñi ngeen tudd ci téere yëpp ngeen dégg nga ñu ñëw représenté si dégg nga ngeen toog dégg nga kenn ku nekk defaat benn présentation publiquement dégg nga ngeen tëjee ko seen liggéey loolu tam sama xalaat la rek boo xam ne man ni naa leen ko jox nga xam ne Sénégal yëpp dégg nga daañu xool loolu dégg nga mu nekk conclusion kenn ku nekk tënk la nga xam ni dégg nga moo am ci seen kër loolu daal laa doon tënk rek di nuyu ñëpp di ziar yëpp man nag si da Ousmane tabarakallahu yow la ñuy jox kàddu gi bu fekkee foofu lañ toll nga exposé ndax moom tënk na lu bare tabarakallahu ci saison bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
adxilni anzil mubarakan wa anta xayrul munzilin boobu macha allah boobu ñun ñoo ngi nekk ay xale toog ci suuf di leen seetaan ma toujours bu ñuy cité ci enseignement maa ngi fàttaliku benn jour en 2000 bi ma nekkee école normale di def sama KM boobu defaguma maîtrise ndax dañu am problème équivalent mu di defaat fii maîtrise à Dakar yaa ngi toog ñoom ñi maam ñoom Bouchra Dieng bu Kaolack ngay waxtaan ak ñun di ñu conseiller dañu wax ni li ngeen moom ci réew mi yéen a ko war a jëlee seen bopp nga wax ñu benn wax bu am solo nga ni Égypte boo xoolee seen wàllu enseignement boo xoolee ñu raw ci Afrique dañoo considérer l'enseignement arabe donc fàttaliku mu ne ñun Sénégal bu ñu musee li ñu war a def mooy enseignement de manière générale ñi am diplôme dans la langue arabe def ko ci ay domaines yu bare de différents domaines ñooñu dañ leen war a intégrer nga ñu koy wax moom mi mën nañu wax si moom lu bare enseignement Sénégal fi mu ko jëlee ak fi mu ko indi ca ba ñuy wax première partie deuxième partie ngeen gën maa xam loolu ak ni nga xamee ne si arabisant yi ci ñu fexe ba wutal leen ay statut yu ci bari moom nii ci loxoom la ko yàlla ba te ñun fàttewuñu loolu waaw fàttewuñu loolu kon du ñuy dañ rek toujours bu ñu ko gisee bu ñu ko gisul yëpp di ko ñaanal yàlla ah ñu kontaan trop nag ci li nga xam ne si moom nga ñu wooye muy te waxtaan ci la vie et œuvre de Serigne Abass Sall yàlla def na léegi dama bëgg rek tënk li nga xam ne déjà pour mën joxe benn aperçu boo xam ne déjà li ngeen soxla su ngeen ma ko laajee ma mën a maanaam li nga xam ne moom laa bind li ma bind def naa dundam maanaam askanam maanaam fu mu bàyyi ko ak siècle bi mu judd muy début 20e siècle ndax mu ngi judd 1909 waaw mu ngi judd 1909 mu ngi juddoo ci benn dëkk bu ñuy wax Ngig Fall se trouve dans la région de Louga mi ngi situé wu à 4 kilomètres de Sakal à 4 kilomètres de Sakal sur le chemin de fer foofu la situé wu Ngig Fall nag dafa nekk dëkk bu historique ndax mooy dëkk bi nga xam ne ñoo ko sanc en 1696 par Mayoro Ndak Kébé Fall descendant de Jëfin Njóogu Fall Laman bi Kayoor ñoom ñoo sanc dëkk boobu parce que léegi ñu ngi ci 3 siècles et 5 années ñu fi 1696 par Amari Ndak Kébé Fall nga xam ne ba léegi seen kii boobu ñoom dañ ko leen ci sauvegarder seen tradition boobu foofu la juddoo ak turam nan la tudd ak kañ la faatu ak fan la jànge ak dëkk yi nga xam ne dem na fa jàng fa ak li nga xam ne si moo doon rite yi mën a ko muy rite Malick ak li nga xam ne moo doon méthode éducative am sa méthode éducative ak lan moo doon pas-pasam ci wàllu aqida ak qualité yi nga xam ne si moom la ko yàlla joxoon ñëw nañu aussi itam ci yi nga xam ne si mooy réalisation yi mu def ak relation yi nga xam ne amoon na ko ak ay mag ñu nekkoon ci biti di ay nit yu diine ak ay nit ñoo xam ne ay homme politique la ñu woon ñëw nañ ci wàllu réalisation sur le plan culturel économique ak social ñëw nañu nag bu ñu paree ci loolu nag la ñu ñëw ci say poésie thèmes yi nga xam ne doon na ko abordé li ci gën a am solo mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaata vers la ko def ak vers yooyu ci ñaata poème la nekk ak nan la ko tuddee yi nga xam ne da ko doon tagg Cheikh Tidiane Chérif aussi
am na aussi ay aaya alxuraan yoo xam ne da koy jël bu ko jëlee araf bu ne mu def ci benn vers loolu tamit def na ko ci benn livre spécial ak sujet yi nga xam ne abordé na ko ñëw na ci tawhid wax na ci ñëw na ci soufisme wax na ci importance su sàkku xam-xam ak def na ci ay xasida yoo xam ni daf ci li gis nit koo xam ni jigéen la ku mel ne ñoom Mouhamed Khalil Husseini ñu mel na ku mel na Xazafi ku mel ne nga xam ne si ñu ngi góorgóorlu ci wàllu diine ak ci wàllu du may nit ñi ay bourses ñu dem di jàngi ku mel ne ñoom Faysal bi ñu créé lu mel ne Ligue arabe ak aussi yu mel noonu ak ñi nga xam ne si dafa jàng ci ñoom ñu mel ne seen Birame Diop ñu mel ne ñoom Seydou Nourou Tall rendre na leen ay hommage bu ñuy paree ci fin bi def nañu benn résumé ci jéem a layal 10.121 vers yi nan la ko dajalee ak benn bu ne fu mu nekk am déjà bu ñu demee ba di ko seeti daañu xam bu ne fu nañ koy seet waaw pour résumer daal loolu moom waaw waaw résumé bi nga xam ne def nañ ko ci poésie dafa jëkk jël benn tagg yi mu doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg yi mu doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko jël def ko ci benn livre def ci livre boobu ñu tuddee ko Jaami'u Durar fi madhi xayril bashar maanaam moom même li ñuy cité ni muy indee ndax Jaami'u Durar mooy li gën a fort ci or la dajale di ko tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam métaphore la métaphore léegi mu ngi ko def ci lu mat 2982 vers ci la 2981 vers la ko def ci benn livre tudde ko Jaami'u Durar fi madhi xayril bashar yooyu mi ngi poème yi mu ko si def mi ngi nekk 32 poèmes yooyu yëpp mi ngi ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 32 waaw 32 poèmes nekk ci 2982 vers mu jël beneen xasida beneen créewaat beneen livre tudde ko at-Tijaniyat di ci tagg Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala anhu mu nekk 60 poèmes yoo xam ni mi ngi composé 2957 vers waaw 2957 vers waaw bi mu jëla mu liggéeyaat beneen téere xam nga boo xoolee ci wàllu aqida daf ci am ci li ñu tuddee jë ak ci nooyeeg dafa am ay gis-gis yoo xam ni aqida bi nga xam ne mooy aqida bi nga xam moom la Afrique occidentale ak Afrique du Nord muy Abul Hasan al Ash'ari nga xam ne Tijaan Murid ak ñu bari sax ñoo xam ne nekk ci ay tarixa au niveau de subsaharienne ba jëm fii yëpp li ñu gëm mooy aqida ash'ariya boobu ci wàllu tur yi yàlla nan lañ ko gisee est-ce que am na fu mu nekk am na fu mu nekk wuute yeeg yëpp Sëñ Abbas bind na ci benn téere te bii bi mu koy def boobu amul 30 ans waaw moins de 30 ans la ko def loolu mi ngi ko def ci mi ngi nekk 1468 vers la ko def ci 26 poèmes waaw yi nga xam ni da ko def ay ñaan def ko sous forme de poésie di ci ñaan ay tawassulaat lu mel na boobu mu siiw boobu ñoo yaa rabbana bi sirri ayni zaati ak jël arafu salaatul fatiha benn bu ne mu def ci ay way mu jël lu mel ne bismillah rahmaan rahim def ci ay way yooyu yëpp tawassulaat yooyu yëpp mu def mi ngi nekk 978 vers ci 27 poèmes waaw
wàllu soufisme ak wàllu ay axlaaqiyaat ci wàllu mars def na ko ci 607 vers waaye yooyu nag mi ngi ko def ci ñaari xasida yi tonton Abdallah doon wax léegi en wolof la ko bind mais comme dafa ma doon jëlal benn temps bu bëri te boobu dañ ma wax ni ma lu gàtt gàtt bul weesu 100 pages chef département bi loolu la ma waxoon Maguette docteur Maguette moo tax mënu te doon dama jëlal temps pour ma dem toog aussi di ko traduire moo tax dugaluma ko ci dama ko cité noonu rek dugaluma ko ci mémoire bi amoon na ay nitu diine ñu mel na ñoom ay Faysal ñu mel na ñoom sëñ Jiraan Jóob ñi mu jàngee ñu mel na Seydou Nourou Taal mi mu jàngee ñooñu ñu mel na kooku nga xam dana wax suma guide spirituel ku mel na Mouhamad Lida ñooñu ñëpp def na ci ñoom ay xasida yu mag ñoom sëñ Babacar Sy def na ci ñoom ay xasida yooyu sëñ Mansour bu mag sëñ Abdoul Aziz yooyu nekk nag 442 vers ci 11 points 442 waaw mu def ko ci mu nekk 11 points léegi yooyu yëpp nag boo ko compté da lay jox 10 121 vers ci 183 points ci li nga xam ne moom dajale nañ ko nii mën nañ ma nga ne 15 millions di wax nag man chaque daan ngay waxtaan nañu ndax moom bi ma en même temps dama daan dem ci moom bi may bind lii mu di ma guidé moom sax moom ma jëkk wax ni ma sa maam bind na loo xam ni au lieu ngay dem di jël keneen jël leen yi mag ñi bind rawatina sa maam Abbas bind ngeen gëstu ko daa ngeen ci fekk loo xam ne dan la doy pour nga mën ci jël la waaw moo tax ma ne nag dëgg yàlla du ñu xoolee ku mel na sëñ Abbas li mu def daal 10 121 vers bi bu ñu doon seet ci biir Sénégal bi ko def dañ naan kenn moo ko gën a jege mooy Mouhamad Khalifa Niass ci lu mel nii 10 120 maanaam daal bokk na ci ñi nga xam daal ñu ëppale ñi nga xam ni def nañu bind nañu lii ndax bu fekkoon ne tey xam nga moom dafa bind benn xasida bu ñuy wax nihayatul amaani fi madhi bani al adnaan kooku tamit professeur xasida bu yéeme la ndax ni mu ko defee mooy xam nga dafa am ci baxru ramal lu ñuy wax benn vers boo xam ni bu ñu koy découper faailaatun ñett yoon la ñu xam ci pied yi beneen pied bi la même chose mais moom da koy def 4 moo tax général Gaye bi ñu ci waxtaanee dafa ne ma bu fekkoon ni tey dañu bàyyi woon rek ñi nga xam noonu la ko arabe yi doon defee ñu continuer defe ko noonu kon xase bi dana mat 1000 vers et quelques mais mu ne bu fekkee bàyyi na ko ni ko Sëñ Abbas bi noonu day nekk 400 et quelques waaye bu fekkoon dañ ko bàyyi woon rek di ko lim noonu dana nekk 1000 et quelques moom mooy haajani shadwul xamaami baadama faytul manaami taafa wax na min xazaami muuqida naaru xaraami te aussi moom tam ni mu koy kiwee maanaam richesse bi mu am ci wàllu lugal arabi vocabulaire moo koy may bu ne laa tara fi nnaasi illa saaxiban yaxfadu illa saadiqan qawlan wa fiala mufiyan kulla zimaan noonu la ko laa boobu mu indi bu indee fii noonu la koy defee dana am vocabulaire boo xam ne moo bi muy indi lool rek moo fay nekk moom la def tim ci jawahirul badia moom la def ci fathul qadir mooy particularité boobu nag moom jawahirul badia ak fathul qadir ñaar xasida yooyu mu def ko ci benn baxar bu doy waar muy baxru qadir beneen particularité bi mu am mooy xasidaam bi ñuy wax raaya dafa def loo xam ne imrul xays sax bi muy deful loolu imrul xays mi nga xam ne ñëpp xam nañu bu ñuy wax umarul amiru shuara ki nga xam ne moo dàqooy ci auprès islamique sax bi mu ñëwee di bind xifa nabki min zikra habibi wa manzilin bi siqti liwa bayna daxuli fa xawmali da ko def maqbul maanaam mooy la dafa def fuulun mafailun fuulun mafailun xam nga da ngay bëgg ñëw indi benn mot boo xam ni li ngay bëgg charge kii bi du ko attan dañ lay may nga éliminer benn voyelle mais Sëñ Abbas nag moom ba mu ñëwee di ko def dafa éliminer wul voyelle dafa loolu élimination boobu muy def ci arab ni mu ko tuddee mooy illa maanaam mooy koo xam ni daf feebar na booba la taxoon mu def ko yaayu kii moo feebar mu consulté benn xaritam ni ko Cheikh Tahir mu ni ko laa budda min tawassul bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il faut nga jokk ci yonent bi Sëñ Abbas nag ni xam naa bu baax ni xabd mooy ilal
te ilal ci man nee na man ma ne si sama dégg-dégg mooy feebar lay firi ndax dañ seen permis ñu may ko kii way pour mu mën a continuer wax li muy wax man nag comme sama soxna dafa feebar te dama bëgg wér loolu duma ko def dama koy complété bu ma waree ñëw def fuulul mafaa'ilun lay def moo tax boo xoolee xasida bi ba muy jeex amul ilal loolu tim lu bees la loo xam ne kenn gisu ko ci taarixu shaar lu dul ci Sëñ Abbas waaw mooy raaya mooy raaya waaw ndax ba pare nag mu jël soxnaam bi turam commencé lettre ra muy soxna Rahma mu tudde ko loo tax ñu koy wax raaya moo tax ak xasida ci arab moo ba muy jeexee dañ ko koy tudde moom ma lay wax xaafiya moo tax mu tudde ko mu tax raaya soxna Rama Jaañ moo feebar waaw mu bind ci benn xasida di ci tagg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ay jaar-jaaram léegi loolu mooy résumé damay commentaire ci waxam ji rek tuuti lii mu bind yëpp nag ñu seede ni mag ñi fi jaaroon ñëpp nag nangu nañ ko ndax am na ci benn xasida boo xam ni ñu koy wax tawassul Sëñ Abdou Aziz Dabakh mi ngi ci enregistrement yëpp nee na dafa jaar ci loxo Sëñ Abbas waaye ca xadara ba la jóge Sëñ Abdou Aziz moo ko wax léegi ci xadara ba la jóge nag mooy xasida bi xasida baatin la kon te mu nga jógee ca xadara ba Sëñ Abdou Aziz Dabakh moo wax yi keroog bu Sëñ Abbas génnee àdduna mu ñëw ñu jàng ba mun nañ ko jàngaat bi ñu ko jàngaatee mu leen xasida bi nag waxuma arab yu rafet yi kon waaye ca xadara ba la jóge ñaareel ba ku ñu wax Sëriñ Souhaïbou Mbacké moom dafa bëggoon téere dafa bëggoon jàng lool mu gis benn téereem rek xool ka yéemu yónni koo xam ne doomam la ci moom dañuy wax Sëñ Saliou Mbacké bi nekkoon ambassadeur mu ne ko demal ma ci Sëñ Abbas nga ni ko xaw ma ku nanguwul xam-xamam ne waaye man nangu laa xam-xam waxal Sëñ Abbas ni ko moom de bu ñëpp meloon na moom diine ji du fay bis naka tey nag jàpp naa ko kóllëre ndax xam-xam jàpp naa ko kóllëre ndax bëgg gi mu bëgg yoon ni sallallahu alayhi wa sallam li mu muul nag li mu def nag na ma ci jox juróom-ñaar ma muulal ko ci lu mu soxla dégg nga ci Touba dégg nga ku ñu wax Baye Cheikh Ibrahima Niass ku ne xam ne ne alim la woon allama moom am na benn téere Sëñ Abbas boo xam ne daf ko mokkaloon Sëñ Abbas bu ñëwee Kaolack Cheikh Ibrahima bala kay def la indi ndox sax dana ko jàngal xulil mu masdaqi téeram boobu dégg nga ba mu jeex bu paree nag daf koy def fóon ko ni ko xam-xam laa fóon dégg nga bokk na ci sëñ Babacar Si Sëñ Abbas bu mosaana ñëw Tiwaawan bis boobu kenn du gis Sëriñ Abbas kenn du gis Sëriñ Babacar Si dégg nga ndax lan tëjoog moom ngir xam-xam dégg nga moo tax Sëñ Abdou Aziz Al Amin nee na Sëñ Babacar Si amul benn jeune bu mu daan tëjool ci àdduna ku dul Sëñ Abbas dégg nga kon ñooñu Sëñ Amad Dem Sokone bi mu paree ci livre am boobu ñam ko njëkkaw yónnee ci àdduna Sëñ Abbas la ba mu ko koy yónnee leetal la ci boole ni ko naw sa xam-xam ak sellu xam-xam bi moo tax ma jox la ko nga xool ka te delloo ko loolu tam dafa am solo ndax dañuy wax ni ñuy dégg ñu mag ñi nangul la dafa am solo Seydou Nourou Tall hakaza Seydou Nourou Tall mosul woowee Sëñ Abbas turam mbaruut yi la ko daan woowe mbaruut rek dégg nga la ko daan woowe ni ko nag loo bind yónnee ma ko fii dégg nga kon nag loolu laa doon commentaire tabarakallah ci lu ndaw ci li nga xam ne nii dégg nga Sëñ Abbas bind na ko comme bi nga wax itam Louga Sëñ Amadou Sakhir Mbay Sëñ Abbas fu mu dëkkoon foofa Sëñ Amadou Sakhir moo dëkku fa woon de Sëñ Amadou Sakhir daal ni waa këram ni leen seen nga gëlee dana am nitu yàlla boo xam ni xoola moo fi dëkk si bu fi dëkk see rek da ngeen ko def mbokk moo tax bokk na ci Sëriñ Sam lu Sëñ Abbas Moussa di bind mu mokkal Sëriñ Sam Mbay Sëñ Abbas am na benn téereem bu réeroon boo xam ni
daf ko defoon ci koor waaw li ma wax ni yii mooy yi ñu dajale mais bari na loo xam ne sax nekku ci benn téere bu mu defoon ci koor teeroo ko koor mu bind ko affaire ba li réer ko bi mu ko réeree nag sëñ Abbas dem di jaala ji Cheikh Ibra mooy magu si Alaaji Jili Mbay ba mu demee di ko jaale si Cheikh Ibra woo sëñ Sam mu ñëw bi sëñ Sam ñëwee sëñ Abbas jaale ko ba pare sëñ Ibra ni ko man day sa ñëw bii neex na ma ndax damaa gént bi Cheikh Ahmed Tidiane ñëw di ma jaale si te lii nga sol la sol léegi sëñ Sam Mbay daal ni ko sëñ Abbas man say xasiida dafa maa ñor ndax rafetaay bi dafa jéggi dayoo am na xasiida boo teeroo woon koor bu koor ñëwee man moom laay teeroo koor fekk dafa réeroon sëñ Abbas moo tax Cheikh jàngee wax na ci téeréem bi ni bu dul woon sëñ Sam ñun duñu gis xasiida bi dégg nga sëñ Abbas dafa mel na lu yéemu keroog mu ne sëñ Sam kon jàngal ma ko waay sëñ Sam jàngal ka mu yebal Cheikh Tidiane Gaye di ko demal sëñ Sam dicté la ko dégg nga indil ma ko Cheikh Tidiane daal bu dul woon sëñ Sam Mbay dégg nga xasiida boobu dégg nga duñ ci jot dégg nga kon nag loolu dañ ci sant yàlla bu baax dégg ku mel ne sëñ Hadi Touré tam hakaza te ñoo ñu ci gën a bare ñoo mag sëñ Abbas foofu dégg nga ñoo ko mag sëñ Hadi Touré dégg nga moom it noonu la meloon dégg nga ci dégg nga sëñ Abbas dégg nga daf daan wax ni ko bu may lim sama xam moom boo xam dafa yéeme bu may lim samay sëriñ de du ma la jiital waaye du ma la mujjeel te makk foofu du ma la jiital de suñ ko waaye xoolal du ma la mujjeel waaw tabarkallah jërëjëf loolu daa doon commentaire rek ci lii comme ni ñu ko waxee rek lu ngeen ci déglu am ko lu ngeen ci soxla itam tabarkallahu ñu mën ko jël dégg nga indil leen ko gannaaw bi ñu kontaanee ziar leen wasalaamaaleykum jërëjëf rafetlu dañu tey bi fan yu bare ndaxte ni ngeen def bu ñoo waroon xëy na sax ñëw waaye comme yéen ñëw wax da ngeen ñu bëgg wax liggéey bi sumb ci leen di gërëm ci wax ñu rafet yi ngeen wax ci professeur Iba Der ñi ñuy nekk ak moom loolu tax bi mu wootee nii dafa bëgg ñu bind tariixu Sénégal ñu ñëw fekk ci ko ci bare jàngal nañu ñu nekkee ministre itam am na lu bari lu nga xam ni def na ko ngir njàng law ci réew mi di rafetlu nag ndaxte da ngeen ñu may ñu xam sax ñun lu bare ndaxte bi ma fay envoyé démb ni ma famille bi ñu ñëw ma ni kii de foog ma teewee ko ndaxte ci projet bi laa bokk mais dafa fekk itam ma xam ci bare kii moom seen kër nee naa ko man fa laa doon nekk ma xam nuyu naa ko ba tàyyi yaayam xëy na ju joxe ci wax la sëru yaayam mu doon soxna Sëriñ Ababacar Sy boobu itam Dakar Rutière mooy suma presque ñaareelu kër bu ci Dakar bu ma jógee Médina doon ay mbokk yu dajale ndax ci doole sax léegi dama ni ko man mon père bi il a plus de 103 ans ngi dund yàlla may na ko loolu mais bi mu demee Ndar ba màgg ma ne télé boo jëmee mag boo dépassé 100 ans ba mu nekk jëleeru si la foofu mooy terre de nos ancêtres une des terres parce que ancêtre booy wax toujours dafa am ay béréb dama ni que li ma jaaxal mooy kër ga parce que foofu ay mbokk rek fa nekk ñi ngeen dégg Sénégal yor Sylla la ñu seen déem Yoro Sylla Yoro Fall moom moo si bind sur Sylla empire du Ghana bi mu tasee loolu tax page bii dafa am importance li fii moom man ni ko man su mbopp fa mu nekk tey dëkk ba dañ ko ñëw bi mu nekkee suma benn rakk moo ni moom góor gi da ñëw foofu parce que Ndar comme imam la dafay sonn kër ci kër imam moom dañ lay woo tout le temps fa mu fa nekk mais kër ga jàkka ba fa nekk jàkka ju bees jàkka Sëriñ Abbas loolu laa ko doon laaj léegi ci la ma waxee ni moom seen maam itam waa dëkk ba la man naa dégg sama papa yi muy wax ni nijaayam Njaga Sàll la sant bon xam naa ni loolu tax na itam mbokk xam naa ni feeñ na ci te itam li ci am important mooy dëkk boobu jëleeru Sénégal dafa am histoire bu nga xam ne ñun sax woo bindaguñ ko
dafa am ay parties ñu doon tuddee ay enclave maanaam foofu ku dul jullit du fa nekk oui mooy enclave ay endroit wolof jëleeru mi ngi tekki ni fii jël leen fii bu leen fi taxaw kooku wax jooju ceddo yi la ak ñi nga xam ni itam xëy na dugguñu si islam loolu tax dëkk bi mel noonu dëkk bi loolu la tekki ci wolof jëleeru foofu ñoom presque enclave la c'est des enclaves des endroits yoo nga xam ni donc itam am na importance ñu xam keroog bu ñuy demee Thiès bu leen di jox information boobu xam nga projet bi dem nañu Tamba dem nañu Thiès yaakaar na ñi xëy na suñu ko moyens yi may daañu dem Casamance daañu dem boor Louga ak yooyu yëpp waaye keroog ba ñuy discuter Thiès ci islam bi xale bu jigéen bi nga xam ni moo fa def benn communication loolu sant donc ci waa Louga la keroog ba mu bindee nee nañu sax il faut que ñu continuer partie boobu islam bi keroog dama ni ko yow il faut que nga ñëw ñeneen ñu yokk ci mbir boobu xam naa ni da ngay fexe ba may leen bande bi nga xam ni keroog moom la ñu wax ci mbirum islam ni mu duggee famille loo yi nga tudd léegi ak famille mbay yeeg yooyu yëf yi ni mu demee comme ça ñu complété mbir mi di rafetlu itam proposition bi nga def proposition bi gis nga kii moom la ñu sas liggéey boobu maanaam ñuy daje àllarba xëy na du doon àllarba bu nekk waaye dañ ko tuddee les mercredis léegi sax waa maison de la presse li nga ñu ni ñaan bu tànn rek amin la donc li mu wax léegi maanaam ñu fexe ba nit ñi ñëw ñu expliquer leen suñu contenu incha allah daañu ko def daañu ko yëgal ñëpp mais kii moom la ñu sas liggéey boobu moo koy togg di ko liggéey ñu seet xëy na weer bu nekk lañ koy def wala ñaari weer nekk mais daal am na programme bu nga xam ni bu boobaa daaj la léegi nag dafa ma laaj léegi ci nopp ni ma yéen lan ngeen soxla professeur wax na ci li ma ci yokk mooy yow lii nga wax nii lii nga résumé li nga liggéey déjà nga defoon ci benn note pour le moment français rek la ñuy publier ko waaye seen venue bi itam tax na ñu xam ne war nañu farlu si lenn Sénégal man mii di wax yow maa ngi jóge Égypte motul sax 10 jours parce que dañ may invité histoire générale li ma def Sénégal dañ ko invité woon il y a 1 mois ci Alger mais keroog bu ñu demee Alger bu ñu dellusee am na wax yu jib am na ñu ne lu tax yóbbuwuñu fa yu mel nii suñu benn xarit bu tudd Yuri Sall ñëw la ba wax ñu ko ba suñu benn réunion nee nañu léegi daañu xañ gouvernement bi parce que fu ñuy demati ñu yóbbu yi heureusement ñu rectifier keroog bi ñuy dem ki jëkk wax suñu groupe man affaire Cheikh Anta lañ ma waxoon ma wax ko fa am na ko doon wax mbiru Senghor waaye Ahmed Lo xam naa ni xam ngeen ko keroog moo njëkk wax présenté heureusement ñu fekk fa étudiants sénégalais yu bare yàlla def livre yi bi ñuy ñëw livre yi gouvernement bi war a indi mu yéex a ñëw foofu étudiants yi heureusement ak ñu itam ku nekk la nga yoroon bi indi ko ñu wane ko loolu tax lii tam lu am important li ñu bëgg nag mooy yow lii en temps naa ñuy génne histoire générale yii def version anglais arabe ak ci langue yooyu pour le moment malheureusement version bi njëkk génn mooy version en français yow soo ci mënee résumé lii en français volume bi nga xam ni génn na ñu seet ñu yokk ko ci parce que dañuy def réédition yii dafa am xam nga coow li am déjà xam nga coow li dafa am bi ñuy jëkkee génn coow yu bari na nii fàtte nañu lii ak yooyu ñun suñu bopp nee nañu képp ku nga xam ni am nga loo ñu indil yokkal ñu daañ ko bind loolu tax yow lii nga wax nii nga dégg ñu ñoom ñu dégg soo ko mënee ñu résumé ñu ko en français ñu génne ko kooku mooy première chose bi deuxième chose bi nag mooy yéen seen contribution maanaam lii kii tel que c'est mais ñun suñu moyens yi permettre dañu am benn série bu ñuy wax étude et document lii rek déjà mën na xam nga kii ñun daanaka yow yaa ko bind ñun duñ ci yokk dara xanaa dañuy wax ne histoire générale moo la dimbale rek nga bind ko mais kii suñ ko mënoon am version bi nga xam ne arabe ko bind mais suñu mënoon am version bi itam en français ak version bi itam en wolof parce que yooyu yëpp mën na am kii tekki na téere Cheikh Anta bi mu bind sur les fondements économiques daf ko bind ci wolof moom tekki na yëpp kii ñu ni toog daf ko tekki gis naa itam keroog ko nga xam ni Sëriñ Tuubaa li mu wax yëpp daf ko bind ci wolofal mais caractère latin xam nga wolofal dafa am caractère arabe ak yooyu yëpp day gën tasaare sama compagnie yi xëy na caractère latin yi la ñu gën a miin jàng naa alxuraan laa jëkk jàng avant may jàng français waaye léegi xam nga téere yi ñu yim donc li ñuy ñaan ci gàttal mooy benn yow li nga wax
defal ñu ko résumé en français et ensuite lii tel que c'est nga may ñu si benn photocopie su fekkee c'est édité xëy na si c'est pas édité histoire générale ñu seet nu ñu koy mën a édité égyptiens yeeg arabes yeeg ñenn ñi ko war a am yëpp ñu jot ko parce que il n'est pas dit que seulement dañuy bind pour ceux qui lisent le français man daal ci gàtt waaw. ngeen ma mën a taxaw ba ma édité sama bopp ma édité ko léegi li ma bëgg wax professeur mooy xam nga keroog bi ma woowee téléphone wax mu yaa ngi ma wax fu mu juddoo ak ban siècle yooyu dama bëgg li ngeen bëgg ma résumé leen ngeen wax ma ko mu bind si bu ma demee ma xam lan laay résumé. mooy li nga wax la vie et son œuvre. waaw dama ne te par exemple xam nga tey lu mel ne moom li ngeen soxla ba descendance am xam nga moom ñu ngi jóge Guédé village ah seen maam yi bi ñu ñëwee am na fu ñu jëkk wàcc fii Sénégal avant ñu dem ja avant après ñu ngi jóge njiit faal ak li ngeen soxla quoi ci kiwam jaar jaar su ma demee xam déjà ma résumé loolu généalogie bi xam nga wax nga ko wax maam yi fu mu jóge foo gën a dem fu mu gën a sore dafa am une importance xam nga léegi njiit faal nga jëkk wax mais léegi yaa ngi wax Guédé chantier Guédé village yooyu yëpp c'est utile. xam nga tey boo xoolee moom si nga basal ay maamam bi ñu jógee Guédé village ñoo ngi dal dëkk bu ñuy wax Wawlu mu ngi nekk benn village bu nekk surtout vers Géoul. waaw Nguma Géoul Nguma Géoul ça nous intéresse tout ça. yooyu yëpp c'est utile yow kay ñëw bul def autocensure yow bul def autocensure yow lépp li nga xam ne xam nga ko wax ko xam nga lu tax ma wax la ko nit warul xeeb dara gis nga kii keroog laajal professeur dañuy invité Waalo ñu dem Waalo dëkk bu ñuy wax Njaw keroog ba ñuy invité man maa ni ko Moustapha loo xam ci lii ñuy wax nii tubaab yi ñoo fi indi gerte ñoo fi indi wëttéen ak yooyu ak itam tubaab bi ñu ñëwee suñu maam yi suñu tasaaroo mais moom moo wax tey jii ku ni Cheikh Anta ceytu ngay xalaat ak Bawol waaye bi waxtaan yu xóotee ba mu xóot moom mii mu wax ni maam yi ñu ngi jóge Waalo mais keroog ba ñu demee foofu dañ ko enregistré wax ko fa rek mu indi fa ay yu bees parce que ñu bari xamuñu woon ni Sénégal ñoom Cheikh Anta seen maam yi yëpp Waalo la ñu jógee Waalo ba fa histoire donc bul xeeb dara parce que lépp loo histoire lépp loo wax rek am na njariñ te xam ko xanaa kay loo xamul mais lépp li nga xam donc si njëriñ yow bul dem autocensure bindal li nga xam ni xam nga ko ñun on publie ak nombre de vers yi itam li nga si xam lépp nga wax ko. te bi dañ lay aussi pour publier voilà ñun dañ lay def pour publier ko parce que xam-xam la boo xam ne dafa porté sur un Sénégalais de dimension exceptionnelle boo xam ne Sénégalais yi dañ ñu am bari nit nag ku yàlla may dimension exceptionnelle da ngay fexe ba mu xam ko te ñun ñu gën a tumurante Sénégal mooy suñu nit ñi nga xam ne ñoo am valeur dañ leen di jaay bitim réew xam nga kii def loo xam ne arab yi seen bopp suñ ko def ci seen langue bu fekk leen ci raf leen ci ba def loo xam ne bu suñ ko def loolu rek dafa doon di ndam lu rëy bu ñu ko liiree ñoom jógee fa ñëw gis institut bi nga xam ne moom la def ci Sénégal gis ñi muy formé li mu joxe comme résultat dañuy gën a fonk Sénégal dañuy gën a fonk en ce moment là l'islam waaw ensuite moom joué na ci rôle tarixa tijaan loolu boo xam ne kenn mënu la ko wax xam nga ko bind li mu bind ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko bind ci xam ne ci Cheikh Fotala am def di ko bind sëñ Ababacar Si di ko bind sëñ Mansour Si di ko bind sëñ Abdou Aziz Dabakh xam nga loolu doon na ay firnde voilà yooyu ñëpp nag dafa doon ay choses yoo xam ne dañu ko soxla ñun parce que dañu bëgg Sénégalais boo xam ne liggéey nga rek sa liggéey ñu xam ko bu ñu ko xamee ñu mettre ko à la disposition des gens en ce moment là coow yi dafay jeex dëgg la depuis coow yi dafay jeex de façon systématique man xam woon par exemple ne El Hadji Kile Maam Ahmed Khalifa Niass li mu bind ci Kile moom pratiquement moom bind Kile quantité yi gën a fort 10 050 10 050 vers am na ko li si la ñu jëlee 10 050 vers 10 050 vers Maam Khalifa Niass 10 050 vers Maam Khalifa Niass 10 050 vers xam nga loolu lu rëy la ku xam bind benn vers ni mu jafee bind benn vers bu jub bu jub wallaay ni mu jafee nga def ci 10 050 vers 10 050 10 050 vers loolu foo taxaw tey muy Caire muy Rome muy Paris muy Berlin muy feneen
nga wax ne da nga ñëw pour présenter nit koo xam ne dina leen 10 000 50 000 dañ lay kii parce que moom kii la ñoom kii ñoom ñu tëggoog ñoom ñu def ñu mel. daañu déglu bu baax. ah voilà dañuy déglu bu baax a baax a baax alors loolu nag dafa am importance te Sénégal ci ay nitam lañ koy fonkee. gis nga li ñuy Senghor di indi ci ngëm nit ñi gëmee doxinam ak ay itam ak ay taxawaayam da nga ci ñu fonk ci Sénégal kenn mën na ko wax. kenn Cheikh Anta mi tey ñu doon wax dégg nga li mu représenté fi mu nekk nii pour adduna bi kenn gis naa démb danaa bi ñu sax ne il pourrait être il serait le Brak de Waalo te Moustapha n'a jamais dit qu'il serait le Brak de Waalo. il pourrait appartenir éventuellement au gouvernement du Waalo mosul wax ne il serait le Brak de Waalo mais gis nga déjà nit ñi ñoom yóbbu nañ ko ba ne il serait que bu doon dund il pouvait être le Brak de Waalo dégg nga alors daf lay won déjà nit ñi koy fonkee ak fañ koy yëkkati ak fañ koy teg mu doon lu fort alors moo tax ñun buñ ci mun daañ ko def bu neex yàlla bu ñu amee ay moyens yu gën a fexe dimbale la pour ñu mën ko éditer waaw alors yow nag li ñu la wax li nga ñu wax ni déjà lu bari la lu ama importance la. lii mooy urgent. waaw comme résumé bi daal. résumé bi moom déjà. résumé bi moom dana mën a voilà Cheikh Tidiane Faye. ñu liggéey ci yu bëri. ñu daal boo ko toll résumé en France. Très bien, voilà. yaa ngi dégg waaw dañ def benn commission. résumé ko incha allah. mu ngoog waaw dañ ko def te bu ñu ko mënoon am li gën a gaaw. waaw il est pour que bu numéro bu bees bii di génn. waaw ngeen envoyé ko professeur. waaw. Moustapha dafa am na ci bëggoon yokk waaw. Moustapha xëy na waaw. li ma wax ci ñun féetale suñu bopp ci Waalo ma bëgg a wax ni Jëmbat Mbooj bu doon ci góor ndijaay la ci Mama Samba Sassou mais Cheikh Anta tëdd ci gannaawam ci cey te Mama Samba moomu moom laa leen wax ni mooy magi maam Moor mi jur sama baay ak baayab Cheikh Anta Mama Samba moomu moo jur yaayi Cheikh Anta Maguette Diop léegi nag bi Jëmbat Mbooj nelawee ndaxte yàlla wuutu ko bi ko ndaxte yàlla wuutoo ba nelaw Mama Samba moomu lañu fal baragu Waalo laaj ko mu jóge Kokki ñëw Waalo nekk barag waaye nijaayam nelaw bàjjanam ci caytu woolu ko ni ko dama bëggoon nga ñëw saytul ma dëkk bi baatu caytu wax ju gaaw la ba ni cë ba indi cë mais sëla saytu ci wolof mooy administré ba dinaa ci indi sax bu njëkk ñun ni dañ daan def campagne électorale daawuñ jóg rek nit ki di buur rek doon na ko rek daal di nekk buur déedéet parce que ñi war a doon buur ci dig yu bari fu mel ni Jolof juróom-ñaara fa daan wote fu mel ni Kajoor ñeent defe naa alors Waalo ni ci noonu léegi nag li ñuy tuddee ci tubaab campagne électorale mooy sayte mooy campagne électorale ceyte mooy vacances de pouvoir ci wolof way candidat mooy la wax waaw un candidat au pouvoir à je ne sais pas quelle élection ab la wax lay doon et cetera bon donc Mama Samba nag ñu fal ko baragu Waalo mais boobu fekk nag ceytu gi gëtën ko mënatul a weddi ndigalal kéem pour dem Waalo te itam daa fekkoon mu di boroom xam-xam boo xam ne jiñ nañ ko wàlliyu moom ci boppam moo taxoon mu amoon ñetti dàkkental ñaari dàkkental ginnaaw turu Masamba bi mu amoon barak lañ ko daa woowee ba ñi ko tudde ñépp sax ñu ci ëpp barak lañ leen di wax waaw parce que après ba jeexal barak lañ ko daan woowee à part ça doj moo revêtre caractère
xam-xam biir bi mu yore woon di baatin bañ ni ku mu dal ci sa kaw nga yàqu ku dal ci kawam yàqu muy doj woowu kon loolu laa daa ci bëggoon ne lii mooy wane ne bu ñu xeeb dara indil lépp loo xam rek ñu yokk ko ci mbir mi parce que détails yi itam dafa important nit ki fu mu jógee ak fu mu jaar ba nit ñi xam comme ni ko loolay tax nit ñi coow yi xam nga dëkk bi dafa bare ci histoire loolu waaw. ñoom ils sont fu mu jógee seen réew wax nañ ni seen réew la jógee nga xam cosaanam fii la loolu ñu dañ ci kontaan dafay ku ni sàll rek ñu ne pulaar da nga yaakaar ne yow pulaar la il faut que nit ñi xam tax moom tey jii ku ni sàll nekk wolof nit ñi itam xamuñu loolu yëpp nu mu demee parce que ku dégg sant sàll rek sa xel dem ci pulaar waaye léegi xam nga wane na ni effectivement ñu Fuuta lañ jógee aussi xëy na nag mais nit ñi ñoo xamul waaw te même seen famille ba léegi ñoom Bachir ak ñoom Paquet ak ñooñu famille Sall yaa ngi ci bëri moom fële à ñoom Fatou Ndiaye Sall la sax ñoom Fatou Ndiaye waaw moom la ma ni famille bi Sall ba léegi ma nga fa sant bi yaay ak yow moom yaay ak Fatou ay la bokk nekk may Sénégal tant que ñu bul xeeb dara saa yu waxal lépp loo xam boo defee autocensure rek bàyyi information boo même foofu seen jéey léegi diversification loolu aussi am na solo sëñ Abbas bi mu liggéeyee ci VE waaw maa ko doon wax léegi ni mu ko tàggee yenn saa yi ñett yenn saa yi ñeent voilà loolu aussi wax ko bind def ko ci série c'est extrêmement important parce que il a innové mel na fi indi innovation indi lu bees ci naka la ñuy taalifi taalif boobu xam naa Cheikh Gaye nag liggéeyam na ci lu yàgg lu bëri bëri Cheikh Tidiane yow war nga ci am ñu mën a résumer mais ñu mën ko waaw c'est poésie bi waaw te nag ñi jàng français dañu yaakaar ni ñoom la ñoo ko inventé ñi jàng français di aussi nga kii professeur de français xam nga même ñi jàngalee version dañuy wax rythme interne ak rythme interne mais li ngay wax nii yow bu ñuy wax français dañu yaakaar nañ est-ce que ñoom ñoo jàppale ça rythme interne maanaam au lieu mu nekk ci fin du verbe bi mais mu nekk ci diggu verbe yooyu ñu di prof xam ne loolu tax information bi mu wax laaj nga wax version bilingue maanaam ñu génne français bi traduction bi mu nekk ci dans le même volume ce qui fait que bon ñu bëri daañu ko jot loolu mooy doon innovation faut que def ci fii mooy sunu responsable nouvelle technologie da ngeen di échanger email donc ça lépp lu nga xam ni am na version électronique bi lourd bi boo ko joxee wala fay ñu daal di jot nga bindal sa mail yow ci sa bind sa mail comme ça kon tubarkalla ñu waaw man de avant yi waaw loolu mun wax rek nii histoire Sénégal ñu ngi liggéey voilà coow li ci baat am yëpp man dama gëm ni ñi doon bind mu leen découragé historien du déwoon juddu kenn ba lay bindal li rafet ci maam rek bàyyi la ñaaw te
te histoire fu ñu ko bindee lu baax lu neex feeñ lu naqari feeñ kon Sénégal li mu bëgg mënul nekk man bi ñu commencé wax dama ñii daañu leen tam dama bañ ragal sootul loolu jaaduwul yéen li ngeen war a bind rek bind leen ko moo tax lu bëri ni baax soo ñëwee présenté sa maam Malick Ben Nabi dafay wax ni nit histoire fu ñu koy bindee maanaam mooy civilisation ñetti composant lay am suuf nga ni Kajoor masal temps nga ni 1800 wala 1700 ba nangam ak nit soo nee indi naa Serigne Abbas Sall danaa ne Njàmbur danaa ne 1909 ba 1910 ba 90 nga wax ci moom loolu boo ko waxee ba pare yow muy fameem yow muy doomam yow muy taalibeem nga wax ko pare c'est pas forcément léppay dëgg ndax yenn saa yi nit ñi dañuy wax ci seen maam tagg seen bopp wax lu ëpp soo paree nag ba jox ko commission bi loolu il faut ñu jël ci lu mu bon 80% 20% yi dañ ko bàyyee yow ndax ab daanu kat ngay wala yooyu loolu laa bëgg wax ni bu leen ci kenn jëlee Sénégal dañoo bëgg ko ñëw tàggal leen seeni maam te commission bii du kéwlu juddu kenn ku bëgg la tàggal sa maam nga dem sa kéwlu juddu mu tàggal la ko loolu mooy problème mu Sénégal loolu la moom salaamaaleykum li nga wax nag moom xam naa ne yow da nga koy jël dañ ko war tasaare. non dañ koy def ci internet dañ koy def Facebook ak internet wallaay dëgg la dañ koy def ci yéen ñaar avant ñu sant ñaar non man de li ma bëggoon rek gërëm ñi si liñ def surtout j'ai retenu sur li sëñ Abdallah li mu wax innovation la si présentation yi parce que si sama dégg-dégg si waxam xëy na sax moom daf ko wax pour jàll rek mais suñu proposé ne li ñuy bind suñ ko waree jukki pour le public entité wala communauté religieuse yi nga xam ni si ñoom la ñu wax ñoo ñu def présentation moi j'ai trouvé cette idée-là très intéressante c'est-à-dire que bon au moment de la présentation ñoom ñu may leen ñu toog présenter seen nit loolu kii la deuxième proposition bi mooy je propose que professeur Alioune Ndiaye nekk relais bi entre ñun ak ñoom pour li ñuy war a produire parce que il est proche déjà de la famille c'est un membre de la famille et c'est un historien donc moom sax premier jeu yuy génn moom déjà dina ko mën a segg retourner leen su fekkee ne am na lu mu war a retourner ba nga xam ni li ñu soxla am nañ ko moom mu soog koy dugal fii man loolu laa bëggoon. man du ma ci solo ñaari kàddu rek 10 050 yooyu si lam ñu dajale 1050 su ma doon seede rek ci sama xarit Abdallah ci yéen ñett moom laa gën a miin sama nijaay nag moom kontaan naa trop tey ci li ma la xam naa dinañ jokkoo Abdallah dama ko yàgg xam professeur yàgg na ak sëñ Abbas si Ndóole Buuba dafa laa daan yendu parce que man sama loolu aussi am na sama rakk ki topp ci man mooy ñaareelu sëñ Mansour Sall mooy xalifu sëñ Abbas Sall léegi mooy taaw xadi sama rakk donc sëñ Mansour sama xarit la nekk sama cousin teg ci parce que yaayam ak sama yaay ay cousine yi ñoo bokk maam Abdallah di jàmbaar moom it dëgg yàlla Ndar imaam la fa ci jàkk ja te it dañuy ci société civile Saint-Louisien ak sénégalaise am na association bu tudd ASCAI njëkk jàppale professeur bañ ci la bokk parce que bi coow li jug waaw loolu de yenn saa yi sax mu laal ci politique bi tuuti ASCAI moo xam ngeen Ndar dafa nekkoon 15 août dafa daan nekk benn espèce su waaw fowukaay daal waaw vraiment mu ngi wax sax tur bi waa Sénégal yëpp la naan daje pour fo ci plage beeg ay affaires yi nga xam ni kenn du ko tudd moom ci ñi xeex loolu ba loolu jóge na daanaka léegi 15 août kenn bu ñu nee 15 août nit ñi dina xalaat leneen lu dul dem daal pour fo du dëgg je crois que loolu vraiment ASCAI am na ci rôle bu am solo bu ci man ci nag je te le rappelle man 89 laa jël xaw ma 90 sama carte ASCAI yàgg na rek xaw ma yàgg na lool donc may rafet
rafetlu jataay bi tey wax dëgg yàlla di rafetlu li ngeen wax ci professeur ak li ngeen wax ci ñun ñëpp ci ñi fi teew ñëpp yàlla na yàlla mottali yéen li ma Abou wax mën naa ko def man sama rakk sax liggéey na ci sëñ Abbas waaw dina teel. mémoire de maîtrise français voilà. professeur d'histoire géographie la am na il tey était proviseur à Diama il est maintenant à Pal bind na mémoire de maîtrise ñu ngi ko jaxle sëñ Abbas am na nee na ma sax am na yu ci yokk tuuti pour en français la ko bind mais wala man ko koy laaj naa ko léegi mu ni ma c'est disponible au niveau du département ma ne ko boon boog dinaa ko laaj moo daw yooyu yëpp dinañ ci mën a sukkandiku pour gën a enrichir li nga xam ni sëñ Ndiaye dinañu ko je peux d'accord naa ci service de relais amul benn problème ci li ñu doon wax noonu pour lu ngeen ci yore rek incha allah waaw ñu mottali ko jëndeel ko man dañ leen aidé si moom xam nga Mamadou sama xarit la aussi c'est un collègue on a enseigné ensemble à Saint mais moom dafa abordé côté histoire man nag dama gën a jëm ci côté c'est complément ñaari la ñu bu ko defee ñaare complément dana mën incha allah complément parce que moo tax ma insisté woon léegi ci côté versification boobu côté poème yi ni ko sëriñ bi doon toggee loolu am na solo loolu ñu génn mais ñett yooyu yëpp baax na si dimension boobu dëgg baax na dimension sociale. jërëjëf kon ñu def ñaan. Allah. kon ñu bokk rek tëjaat ñaan gi tabarakallahu la ñu ubbee woon rek la ñuy tëjawaat di sant commission bi di leen ñaanal yàlla dimbale leen yàlla jàppale leen bala ma wax rek ci biir commission bi nekk suñu mbokk bi waxee rek ay wax bu mu leen découragé loolu maa ngi koy gën a confirmer ndax àdduna lépp lu ma sa baax rek dégg nga wax am na ci te tamit ni leen ko mbokk mi waxee du ngeen géwalu maamu kenn maa ngi koy confirmer ñaareel ba waxu leen lenn loo xam ni dégg nga doy dal ngeen kenn wala ngeen tuutal kenn te man na ma ko waxe woon rek liy dëgg tey dëgg ku gis loo xam ni demewul nii mu nekk ay njuumte dangaa war a daw si ñëw ni ah ñun de nii lañ ko gise woon ndax ñàkkul ni am na ku la informé te information boobu dégg nga du noonu waaye yéen li ñu wóor ak ñi wóor képp koo xam ne ku dëggu la yéen jubluwu leen ci lii lenn amu leen ci parparloo féetewu leen fenn lu dul dégg nga sincérité ak njub dégg nga ci ngeen ko defee na ma ko waxe woon rek professeur Iba Der man de xaw ma ku ko gën a maandu ci wax dégg nga ak ci jëf kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax histoire u réew ku xamul sa histoire réer nga kon histoire dégg nga te dañuy sant nag tabarakallah bi nga xamee ni dégg nga kilifa yi ci réew mi président de la république kilifa diine yëpp xam nañu ki ko war a mën a yore dégg nga ci wàllu xam-xam wàllu njub kenn jiituwu la ci kon ñu ngi la ci ñaanal yàlla dellu may la wér loolu di sa sutura bàyyi la fi ba sa kanam ñoom ñu bokk ak bokk commission bi yëpp tabarakallah di rafetlu kàddu yi fi yëkkati nag kon ñu bokk jàng fatiha benn astaghfirullah benn salatul fatihi fàllaxi ak naasi tabarakallahu bu ko defee ñu tëjee ko benn ñaan bu gàtt boo xam ni sëñ Abbas bi ñu doon wax ci moom moo ko bind aoudu billahi min alsheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ببركة واغفر لنا كل الذنوب يا رب واستر العيوب. ويا مقلب القلوب قلب إليك خلدي رزقا حلالا واسعا علما غزيرا نافعا قلبا تقيا خاشعا فهب لنا يا صمدي عافية حسن الختام مني لنا كل مرام موتا كريما يا سلام على طريق الأحمدي ووالدينا الراحمين مع الشيوخ أجمعين كذا جميع المسلمين وكل ذي توددي أجب دعاء المستكين بخير خلقك الأمين بك العبيد يستعين يا ذا البقاء سرمدي. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام والخدم الشيخ أحمدي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. incha allah. alhamdulillah. Sur notre dernière réunion là. salaamaaleykum mbokk yi dafa am lu ñu fàtte woon de dafa am benn waxtaan bu ñu war a def Seydou Diop bala ngeen dafa am benn waxtaan bu ñu war a def xam naa professeur bi ñu mu yebal rek pour ñu ñëw fekk si ko dañ koy def ci Serigne Abbas Sall samedi bii di ñëw la 15 waaw la vie et l'œuvre de Serigne Abbas ci lañ koy def mi ngi ni tabarakallah ñu koy defee ci Mamel adresse baa ngi foofu tabarakallah foofu lañ koy defee waaw la vie et l'œuvre de Serigne Abbas Sall waaw xam naa ku si teew sama bokk na incha allah. asma dem sama xarit. As waaw. Muxtaar Jaw.